fii ba muy dugg ci Pastef tàggu na ma bu dul koo xamante ne nii maa waxtaan ak moom ci kaw mu bëgg dugg ci Pastef Pastef ku ciy dugg ci ku ne tàgguwoo kenn gars yi ma ne ma 5 minutes rek après ma tijji ligne bi quoi amul kenn kuy dugg ci Pastef am koo tàggu kon li laay rasul kuy dem bul tàggoo wala booy tàggoo na rafet waxuma ñaaw na de mais na gën a rafet parce que nag ba may dugg ci Pastef ak kenn ak ñu bëri bi ñuy dugg ci Pastef tàgguwuñ kenn mais bi ñu dugg see Pastef jàmbaar ay sénégalais lañ fa fekk ñu fa ay imam Pastef fekk ñu fi ay hutbu Pastef du ay maam Bamba ay Alaaji Malick ak ay maam Abdou Aziz ak ñoom Yacine Thiandoum ñoo fi nekk ay wàllu newuñu fi c'est des sénégalais ñoo fi ne ak seeni qualité ak seeni défaut ku nekk ak li la yëkkati ku nekk ak li la dugal si Pastef Ousmane Sonko wootewul ne il est parfait Pastef wootewuñ ne parti bu parfait la ay nit a ko yor ay sénégalais ñoo ko yor est-ce que mën ngeen toog xalaat ne ki jóg dugg si Pastef génn na indi na la politique autrement indi na leneen kiy dugg si kon dafa jàpp ne moom Pastef c'est la perfection kon mu weddi yàlla maanaam Pastef boo ñëwee lépp war a nickel kenn warul a xool kenn warul werante kenn warul def dara amul ko bon amul benn Issa boo xamante ni li leen ko tax a jóg kon nag nañu wàccee débat bi comme ba ngay ñëw tàgguwoo kenn waaye booy demal gannaaw sax yow gan du ma ne sax gan nga waaye ñëw nga def fi fukki weer ak ñett ak kuy mënti génn xamal ne la tax ngay génn noonu patriote yi ñu ngi koy gérer depuis 2014 am na ñoo xam depuis 2014 ñu ngi toog di muy métti ñuy toog muy naqari ñuy toog Ousmane Sonko di def lu leen neex ñu toog Ousmane Sonko def lu leen naqari ñu toog joteeg militant toog ñàkk joteeg militant toog kan moo fi jotewul ak militant ku nekk ci Pastef di ci yëngu te jotewoo ak beneen patriote ndax combat bi commencé ko ci man nekk ak man yombul Bordeaux bii ma ne chaque jour ma jote feek ñu ngi fi chaque jour ma jote feek ku ne man sama chef de section Dieyna Bassar sama sœur maa ngi koy nuyu de passage jote nañ fii ma tama mais elle est là maa ngi fii ñu ngi fii biir Pastef ak suñuy contradiction ak keneen Tanor Sankharé bi ngeen di gis muy live jote na fekk ki yor suñu massification fii réunion mu tàng jër Tanor Sankharé mi ngi Pastef Wally Banja ba mu jotuloon mi ngi Pastef France bi ñu doon yooxu ma dina tàng dina tas dina nangam dem nañ compétition def nañ ko affaire u gentleman def nañ ko affaire u Linguère ñu waroon gagné nañ ki génn sànq dafa demoon élection ñu gagné ko dégg ngeen li mu wax ci ki gagné loolooy Pastef et puis nañu dem dans le fond lan mooy démocratie interne mooy Ousmane Sonko toog déglu Issa mu live déglu Tanor Sankharé mu live déglu Fatoumata Danso mu live wala mu déglu Laye Pythagore mu live wala mu déglu keneen mu live mu tànn ku ci nekk li nga live def ko mais loolu dafa mën a sotti noonu lay démocratie interne mooy ku ne mën na wax te Pastef nag noonu la bindoo waaye nag bu tànn ba jotee dafa am ñu tànn pour ñu tànn démocratie interne loolu la Bassirou Diomaye c'est un responsable ku ne proposé jox ko mais li tax mu nekk responsable c'est parce que dafa am foo xam bu mu fa tollee mooy tànn am foo xam bu ñu fa tollee Ousmane Sonko mooy tànn am foo xam bu ñu fa tollee militant bi mooy tànn donc bu ñu réere mbir quoi bu mu ñaaw Pastef du lu parfait parce que c'est une œuvre humaine mais loo ci mënti dégg amul Pastef bu parti bu bindoo nu Pastef bindoo amul parti bu gën a démocrate ni Pastef ku ci génn Pastef ndax loolu waxuma doo retrouver beneen parti de waaye dana jafe trop donc ku nekk tu es libre de partir mais aussi
de la même façon tu es libre de partir mais accepte que les choix qui t'ont fait quitter nga publier ko publiquement accepte que ñun ñi débattre ci du man sa débattre ñu wax ci romb parce que c'est man jàpp ma ne lu yéeme la quoi man personnellement Bocar boobu xaw ma ko d'ailleurs dama ko jaawaloon nag Bocar bi woote sànq donc il est libre de partir il est libre de ne pas être d'accord mais nag raison yi mu joxe que ne amul démocratie Bassirou Diomaye nii la mel kii nii la mel amul démocratie interne moom du ku ñëw rek sa xalaat ñu jël ko dugal ko déedéet du ku ñëw liggéey bi nga liggéey man je connais ay patriotes yoo xamante ni ay forces tranquilles lañ xam-xam programme Pastef bii ñuy tudd nii def nañ fi liggéey bu am solo revendiqué wuñ ci dara je connais un patriote boo xamante ne ni il est patriote dans l'âme liggéeykat bu am solo la daf ma woone ma damay retiré wu mais Ousmane Sonko moom suma carte électeur te ba tey j'adhère à l'idéologie Pastef mais je me retire avec beaucoup de responsabilité kenn yëgu ko te liggéey bu am solo la liggéey ci Pastef mu nga toog këram tey lépp loo xam dañ ciy yëngu ci wàllu Pastef bu ñu ko yowoon mu ñëw te nee na Ousmane Sonko moom kartam mais c'est trop dire de non mais c'est trop facile sax laay wax nga ñëw toog ne Pastef amul démocratie interne waxuma Bassirou Diomaye dafa mat de waxuma Ousmane Sonko dafa mat de mais démocratie interne ne veut pas dire man sama gis-gis même bu dee mooy bi gën boobu la ñuy doxal loolu du démocratie Pastef di nga wax lépp ba mu des ku bëgg a wax c'est-à-dire Ousmane Sonko c'est le leader politique ba nga xam c'est le plus contesté au sein de son parti Ousmane Sonko day génn ku ne wax Pastef France li tax coow li bëri ci élection yi c'est parce que mooy loolu problème yi am ci suñu coordination yi yëpp élection yi am jafe-jafe parce que militant wu Pastef dafa xam ak yelleefam da koy revendiquer moo tax difficulté yi di bëri li ñu tàmmoon digg ci yeneen parti yi mooy maa fii ne maa yor suma xaar maa yor sama chaise maa yor samay bâche maa yor samay yu baax élection amul damay ñëw je gagne élection nii rek pour forme la nii rek mais alors que Pastef mais c'est loolu la et puis sant yàlla sax bu fekkente ne am na ku ñëw def fukki weer ak ñett génn wax li mu wax te bàyyi fi ñu def ay ati at nañu sant yàlla ñu ngi koy ñaanal nag moo xam la ko métti parce que ni ko nekk aussi yaa xam fi sa xol toll quoi la neex ak la neexul xëy na am na lu mu gis Pastef waxu ko mais ci li mu wax Pastef bu ci jëlul pay jëlu ci ndaare démocratie interne fulla ak fayda yar xam-xam xalaat bi na ci Pastef amul ci yeneen parti on dit pas que nag Pastef est parfait man du ma taggal kenn ay maamam man Bassirou Diomaye xaw ma ko de xaw ma Ousmane Sonko sax c'est-à-dire li ñu ma woon jusqu'à preuve du contraire tey mooy que ne Pastef mel na noo xamante ni parti mosu ko mel Sénégal te loolu nag moom mooy dëgg te encore une fois fii daal fii ku fi dugg tàgguwoo kenn fii moom ku fi dugg tàgguwoo kenn bu ko fi kenn def nag leneen voilà bu ko fi kenn def leneen te gis nga dafa xam nga Pastef yu mu bundoo moo tax boo nee cadre wala nii rek affaire bi rey fii tout le monde est Pastef xam nga gis nga moo tax ma naan nañuy wàccee lu bari te nañuy xoolaat lu bari gis nga woote bi ñuy woote ne Pastef xam-xam machin truc dañuy kii demee moo tax c'est-à-dire dafa am ñoo xam dañu jàpp que ne ñoom seeni diplôme la ñuy revendiquer aux patriotes am na ñoo xam dañu jàpp que ne man je suis ingénieur en temps à Pastef mais je dois me faire entendre am na ñoo xam dañu jàpp que ne diplôme yi ñëw fii jàng am ko xam-xam bi ñu am non fu Amadou Ba waxee man dama war a wax non Amadou Ba di génn fii mais ce qu'il dit là communication ça li nga il faut gars yi ko arrêter loolu quoi Ousmane Sonko ci boppam am nañu ne biir Pastef ñu ko gën a toog ci xam-xam gën ko frankul ay ci xam-xam Bassirou Diomaye am na ay boy yu ndaw yoo xamante ni nii xoolal 22 ans lañ am ñoo gën a frankul ay ci xam-xam gars yi mbóot bi fi dugg rek signalé leen ma ko quoi ma génnee ko quoi mbóot bi kan la
c'est que man tey maa ngi génnee rek kii gal Sénégal rek xoolal rek da nga ñoo ñàkk fayda ay Sénégal rek gis naa sànq ku tuddee boppam xaw ma dëggal xaw ma lan parce que il faut gars yi comprendre benn affaire Pastef ànd nawle la Pastef ànd nawle la man gëwuma ay affaire u cadre man bu ma ne gëwuma affaire c'est-à-dire su ma nee gëwuma ko mooy je respecte xam-xam lu ñu respecté la Pastef parce que moom lañ ñuy taggee mais du loolu mooy parti bi il faut pas que les gars yi ñëw nii Pastef yaakaar ne dafa am benn xam-xam ba war a ñëw imposer nit ñi Sénégal c'est-à-dire Sénégal yaralu lu ñu xam-xam de les autres partis là yaralu lu ñu xam-xam de ñun on a besoin de valeurs sûres ay nit ñu defaru ay nit ñu baax ak nit ñu bëgg baax loolu la ñu soxla de loolu la ñu soxla béykat yu dëggu ay mécaniciens yu dëggu ay mool yu dëggu ay médecins ay étudiants ay élèves yu dëggu ñun amuñu complexe boobu noonu quoi man je préfère xolal benn agresseur bu dëggu sax nga xam day ñëw Pastef ñu defar ko que benn waay juy ñot di benn xam-xam boo xamante ne nii sa waay xam nga loolu moom moo lay sonal parce que boo jàppee ne yow da nga am xam-xam da nga jàpp ne da ngay revendiquer benn affaire bi da ngay jàpp ne yow lii xam-xam la boo xam dama ko war a forcer quoi mais mën nga am idée bi gën a baax nga ñëw gars yi teggi ko ñaata est-ce que yéen a ngi imaginer Ousmane Sonko fi mu toog wala waa Pastef fi ñu toog Sénégal waxuma fii France de man mii di live fii man damay live ba pare li ma nit di woo ne ma idée bii xaw ma nu mu toll man mii Issa di live juróom-ñetti nit di ma seetaan tojuma fenn li may jot ci appel ñoo nit ñi di ma defal ay contribution imagine leen su ma bëggoon toog fii sama live kon wax na ma lii dama koy wax sama live di wax na ma lii parce que dama bëgg a neex ñëpp mais damay def choix mais c'est pas parce que def naa choix que gëmuma la wala bëgguma la parce que engagement du loolu engagement gi nga engagement wu xeexu patriote bi tant que nit génnewu ci boppam man wax sax jour moo xool gis nga désintéressement bi ak dépassement boobu ku ko amul ku ne ci combat passif bi ñuy dem ngay ki am xaalis jàpp ne bu dugal naa 1500 euros dañ ma war a dégg dugal naa ci nemmeeku tour bi dañ ma war a dégg képp kuy waxee noonu wala man bokk naa ci ñi bind programme bi bokk naa ci ñi proposé lii bokk naa ci ñi def lii bokk naa ci ñi def lii maa proposé lii loolu ku koy wax ku ne waxuma doo patriote de mais demal nga tàggataat sa bopp te leneen li may wax mooy képp ku ci yaakaar ne man gëw ma ne Ousmane Sonko loolu la mel de te bu ko defee moom ñu laayval ko rek ñu jàmmaarlool ak moom képp ko yaakaar que ne dafa am noomeel wala foo toll ba Ousmane Sonko bu falo da lay def lii wala laa yaa ngi nax sa bopp man gëw ma ne suñu waa ji noonu lay doxe te ñëw na fii toog Paris meeting bi ñu ñaan nit mosu ko def Paris amul benn homme politique au monde bu mos a ñëw Paris def fa meeting bu mel noonu homme politique bu jóge extérieur dugg Paris def fa meeting bu toll mosul am foofu la ko waxee dama leen koy wax fii balaa ñoo jëm élection képp ku ci yaakaar ne man danga may jàppale pour ma falu def la dara bàyyil tey parce que bugguma ñu dem ba suba ma gañe ñu naan gis nga ba mu soxlaa dafa ñëw tey mel na nii xoolal courage boobu Sonko ko wax ñu koy dégg keroog ñu koy wax sama yaram day daw je le répète Sonko ñëw na Paris def meeting boo xam amul benn politicien bu jóge beneen réew dugg Paris def ko fa toog jàkkaarloog parisiens yi parce que xam na ne d'habitude la plupart des intellectuels genre yu gars yi jàng yi Paris la ñu nekk ak France parce que d'habitude Sénégal moom boo amee bac am mention wala booy prescription gars yi ngi dem Canada ok ñuy dem mais France moo ëpp li gars yi di ñëw donc fii la ñu ëppee mu wax leen ko parce que nga Sénégal li koy defar du ay bac plus 10 bac plus 50 de Sénégal ki koy defar mooy nu ñuy xam nu ñuy tuuree goudron ci tali ban heure la ñuy béy ban heure la ñuy góob ban c'est-à-dire loolu lay defar Sénégal c'est-à-dire loolu mooy defar Sénégal composante yooyu yëpp ñooy defar Sénégal
menuisier yeeg mécanicien yeeg keneen ak keneen ak keneen ak keneen te combat bi lii laay war a sul nit ku ne kenn du la tere sa ambition mais bul ko teg ci kanamu projet bi bu ko teg ci kanamu parti bi le don de soi pour la patrie loolu lay tekkiwul leneen donc képp koo xam ñëw nga gisatoo ci sa bopp sénégalais nga xëy na patriote nga sax am na lu la naqari am nga droit dem ñu ngi lay ñaanal amul benn problème amul benn affaire bu ñu lay téyel bookar foofu doo xam il paraît sax mu ngi Bordeaux man xaw ma ko mais jàmbaar na sa ngelaw nangu nekkal ci jàmm mais nag duut baaram Pastef ci yenn yi ci landerneau politique bu Sénégal waxuma doo gis beneen parti de mais du yomb Pastef xale bu ndaw la parti bu ndaw la day màgg ñun ñëpp ñu war ci jàpp nag xool lu ñu neex ak lu ñu naqari defar ko pour Sénégal pas pour ñun waaw donc ñi nga xam nañ ko man bu ma la xamee sa nga nekk Bordeaux man awma problème pour dem seeta la ñu waxtaan ñu ñëwaat te xam ne Sénégal rek moo ñu ñor Pastef c'est pas un produit fini Pastef lu ñu ñëw di togg la pour defar Sénégal na ko nit ñi comprendre noonu Pastef Bassirou Diomaye moom ko de Birame Souleye moom ko de Ousmane Sonko moom ko de loolu na ko nit ñi comprendre balaa ngeen ko doon xam Ousmane Sonko ñëwoon tey ni waaye man je démissionne kon donc ñu baab ba sonn mu bañ amoon du dëgër bopp ñu ko demal ñu jël Bassirou Diomaye wala ñu jël benn je sais pas benn keneen teg parce que xel mi ngi fi bëgg-bëgg mi ngi fi mbir mi leer na Sénégal bi ñu bëgg leer na léegi leer na on va vers ça ceux qui vont le porter dafa am wàll boo xam ñun nit ñi ñoo ko moom wàll boo xam yàlla moo ko moom ak wàll boo xam nit ki moo ko moomal boppam mais Adjuma Sow bu ko neexoon mu xëy tey ne bàyyi na Pastef lan lay wàññi parce que foo ngeen comprendre que ne tey benn Adjuma Sow bu génnee Pastef xam ngeen ñaata Demba Sow ñoo dugg Pastef ak ñaata Ajaratu Sow ñoo dugg Pastef amul tànk ginnaaw tànk kanam la yor donc maa ngi gars yi fa laay yem ci débat boobu noonu vraiment mu jóg xam nga Pastef mu lu ci nekk dafa bëri buzz suba di nga dégg ñu ne la xaju militant wu Pastef bi dem na kër militant wu réew mi sax gars yi def ko titre waaw imagine man mii toog fii di laay bu ma xëyoon tey suba dem ci benn presse bàyyi man bàyyi naa xam nga laay fii ba am buzz bu ndaw xëy dem Macky Sall gars yi xëy ne Issa Diène kit say yooyu la Issa Diène kit Sonko pour benn kaña gars yi def ko buzz quoi kuy Issa Diène man bu ma bàyyee live gars yi xeex bi de ñoom ay kon xeex bi de nan noogu dañu comprendre loolu Issa bu liveul xolal combat bi day continuer combat bi newul fii sama loxo newul ci loxo Ousmane Sonko sax voilà kon loolu dafay leer gars yi kon donc gars yi mën ngeen dugg ñu woote Maître El Hadji Diouf Walfadjri li ñu def vraiment démb muy loo xamante ni lu salte la et puis bu fekkente ne Ousmane Sonko la ñuy xaar moom yàlla xam na ne bu ñu gisee Ousmane Sonko moom comme ni mu koy waxee Bob Marley lañu gis quoi maa ngi xaar ba Ousmane Sonko dem Walfadjri rek naan dafay uti ay débat wala dafay kii ak ay Pape Ndiaye yow Pape Ndiaye yow ñuy werante est-ce que yow ay Amadou Ba ay ñoom Citizen li war nañ dem sa émission yow sotteegu ñu ngay laaj ay Ousmane Sonko. xaaral mu dugal Demba mi mu ñëwal ma ci Maître El Hadji Diouf tuuti yow ñuy lijjanti ndax dinañ la yónnee Khadija Mahécor Walf ngay laaj ay Ousmane Sonko mbaxana Ousmane Sonko daa xëcc ci seen émission boobu noonu Ousmane Sonko émission yi muy dugg il faut que mu dise parce que kër yeeg j'aime yi bu ñëwee il faut émission bi yaatu pour mun ko attan yéen Omar Diallo ak ay kon bu ñu leen partagé j'aime leen kër leen rek émission bi fay quand même cuuj day xam lekkam gars yi mën ngeen dugg woote mu ubbi ligne bi quoi ngeen ñëw ci Maître El Hadji Diouf ak waa Walfadjri ñu def voilà quoi et puis bu leen ma fàttee mayel El Hadji Diouf benn tur bu rafet ñu paqueté ko jox ko Bassirou Diomaye mu dem ngénteel ñu ko waat quoi incha allah loolu daf ci am solo quoi. salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. ñu ngi lay ziar mbokk mi. waaw Issa ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax. loolu ziar bu wér a wér. di nuyu patriote yëpp di wax ni rek ñi ngi ñaan wax fii li nga xam ne
patriote yëpp danañ ko dégg. ànd si. di rafetlu aussi sa taxawaay baax a baax di wax ni lépp dégg nañ ko macha allah. ndeysaan. te dañ lay leb tur bi nag tur bi dañ la koy leb bu baax a baax a baax. may nañ la ko jàmbaar. gulu nag waaw parce que comme li nga wax rek fii ku ci nekk si li ngay njëkk def mooy bi ngay dugg Pastef tàggoo kenn. wallaahi. kon yaakaar naa ne booy génn war na mën a